asalaamaaleykum sama gars yi kon ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen dalal jàmm ci beneen séance comme ni ñu koy xool ci dernière vidéo bi donc tey dañuy ñëw pour expliquer nit ñi plan d'affaires. Plan d'affaires nag boo ko déggee moom yoon bi nga bëgg a jël ni nga koy tracé booy egg ci li nga bëgg a def. koo xam ne am nga benn projet am na dara loo teg sam xel dafa war a am ci étape yi war a suivre balaa nga koy def. Plan d'affaires nag boo ko déggee c'est benn yëf la boo xam ne c'est divisé la plus souvent en 5 parties. benn partie bu ne am wàllam boo xam ne moom lay dox ci biir yow li nga bëgg a def. Première partie bi c'est ce qu'on appelle le profil de l'entreprise. Donc deuxième partie bi mooy nekk l'étude du marché. Troisième point bi moom la ñuy wax la vente et le marketing. loolu mooy wàllum jaay mi ak wàllum ni ngay def ba nit ñi gis la pour mën a jënd loolu la ñu naan am marketing. Quatrième partie bi moom la ñuy wax exploitation. mooy yorin bi nan nga fas yéene yore entreprise bi nga xam ne yow moom nga bëgg a taxawal. Cinquième et dernier point boobu noonu mooy wàllum koom gi nan ngay génn beeg dugg beeg jënd beeg jaay beeg yooyu mel noonu. yii nii mooy 5 jumtukaay yi nga xam ne moom la plan d'affaires di soxla. Profil de l'entreprise mooy gis-gis bi nga am ci liggéey bi. L'étude du marché mooy recherche yi nga def pour xam-xam liggéey bi ngay def dina am solo mu déet. Vente et marketing wàllum jaay mi ak ni ngay def ba nit ñi xam la. Exploitation mooy yorin bi nga nar a yore li ngay def. Données financières mooy wàllum koom bi nan ngay defee dugub bi génn rek. benn bu ci nekk nag danañ leen ñëw wan leen nan lay doxee. donc ñu commencer par ce qu'on appelle profil de l'entreprise moom gis-gis bi. ci njëkk muy ce qu'on appelle l'aperçu de l'entreprise. mooy comme ni ñu ko waxee woon sànq mooy gis-gis bi nga am ci entreprise bi. loolu nag li muy teg ci table ji moom mooy offre yi. yow lan ngay indi comme offre. yow boo ñëwee ndax comme ni ma ko waxee woon entreprise boo ko dee taxawal li ci ëpp solo moom mooy lan la population bi manqué yow loo xam ne moom nga leen nar a indil. loo xam ne le besoin se fait li nga xam ne ñàkk-ñàkk boo xam ne nit ñi soxla nañ ko donc yow ñàkk-ñàkk yooyu ban offre nga ci indi muy première. li ci topp moom mooy service yi nga xam ne moom nga nar a assurer nit ñi mooy li nga xam ne yow moom nga nar a jox nit ñi. ce qu'on appelle l'aperçu de l'entreprise. Deuxième point bi moom lañ naan l'historique. Historique boo ko déggee mooy yow fan nga jëlee idée wu taxawal lu mel nii l'idée c'était venu où. est-ce que am na par exemple loo xam ne da nga koo war defoon mu réussir sa xel jóge ci ne ok man nag comme du yaakaar naa ne su ma defee lii nii wax dëgg yàlla population bi soxla nañ ko te bu ma ko defee ñoom danañ ci génn mooy idée wu taxawal liggéey bi nga bëgg a taxawal fan la jógee. c'est ce qu'on appelle l'historique de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle la troisième partie bu ñuy wax la gestion. gestion nag mooy bii façon gestion moom mooy entreprise yow bu ñu koy taxawal est-ce que loo yaakaar ne yow dong la loo war a def wala loo xam ne da ngaa prévoir ay nit ñoo ko war a bokkal man ak sama yeneen ñaari xarit wala man ak sama yeneen ñetti xarit léegi nag xarit yooyu noonu nga ko nar a bokkal kenn ku ne aussi da ngaa war a xool ba xam li entreprise bi soxla ñoom ci ñoom kenn ku ne ñaata lay indi parce que bu fekkee ne 1000 francs nga soxla kii 200 kii 200 kii 400 kii di ci des donc noonu loolu lañ naan gestion de l'entreprise. Quatrième point muy emplacement. Emplacement nag boo ko déggee moom mooy yëf yi fan lay nekkee point stratégie point géographique boo xam ne foofu nga koy teg nit ñi fan lay fekk muy bu fekkee emplacement bi da nga koo choisir comme il faut daf lay dimbali ci publicité bu metti dootu ko jarati ndax bu fekkee ne placé nga ko fu placé foo xam ne képp kuy romb dina gis day nekk en publicité gratuite pour yow donc emplacement dafa am solo ci loolu. Cinquième point bi mooy statut juridique. statut juridique boo ko déggee mooy entreprise buy taxaw day taxaw ci ab dëkk boo gis nag dafa am ay charte yu dëkk bi yu ngeemu dëkk bi ok dëkk bi ni na moom ku bëgg a doxal lii nii nga koy defee ci dëkk bi léegi nag yow dëkk boo am na benn livret boo xam ne moom ci la ñuy waxee différents chartes yi ak dëkk bi am yépp nga xool nag ci charte yooyu dëkk bi tegal yan moo ci correspondre ak yow li nga soxla loolu lañ naan statut juridique ba pare boo ko choisir nga expliquer lan moo tax yow nga choisir statut bii nii au lieu de choisir statut B. boo jëlee kaw Sénégal am nañ société SA société anonyme ak société SARL société anonyme responsabilité limitée donc boo choisir SA wala SARL nga expliquer lan moo tax. Sixième point bi vision et mission. vision et mission boo ko déggee vision moom mooy gis-gis fan nga teg sa bët. fan nga jàpp ne yow yaa ngi taxaw nii mais yaa ngi naan li olof jaay naan gone dina nekk ci kaw mag nekk ci suuf di gis lu gën lu gis fan nga teg sa bët fan nga yaakaar ne yow fa nga yëg sa mission tamit mooy lan nga bëgg a accomplir yow fan nga yaakaar ne war nga faa mën a yegg ak yow lan la nit ñi di xaaree donc loolu mooy ëpp wala boog lan lañ la yabal pour nga def ko donc c'est ce qu'on appelle la mission. Septième point bi conseiller professionnel. conseiller professionnel mooy yow bi ngay taxawal sa yëf yi di ko xalaat wala di ko togg ñan ak ñan nga consulter pour xam ba xam est-ce que li ngay def
dina am njëriñ su fekkee loo xam ne dafa soxla ay avocat benn avocat nga dem waxtaan ak ñoom su fekkee loo xam ne dafa soxla ay comptable yenn comptable nga dem wax ak ñoom yenn nit nga consulter pour xam ba xam est-ce que yow li ngay def dina am mucc wala déet. Dernier point ñu def ko but et objectif. but et objectif nag moom mooy yéene yi mooy lan ak li nga bëgg mooy lan donc foofu moom fa ngay résumer ce but et objectif yéene bi nga am ak fan nga bëgg a yegg donc loolu moom mooy li ngay résumer fii nii donc lii moom mooy nekk profil de l'entreprise. ñu ñëw ci bi nga xam ne moom mooy nekk l'étude du marché maintenant. étude du marché nag buñ ko waxee mooy gëstu yi nga gëstu ba xam liggéey bi nga def est-ce que am na rentabilité waaw wala déet bii nag mu ngi comporté wu ak 6 parties. Première partie bi moom la ñuy woowee profil et aperçu de l'industrie. bii boo ko déggee muy fonctionnement wu compagnie bi. liggéey bi nga bëgg a taxawal nan lay doxee. yan ci wan yoon la nar a jaar dem ci muy bi ci njëkk la taille du marché muy aussi marché bi nga xam ne yow fi nga bëgg a étaler say yëf. rentabilité marché boobu noonu nan la demee est-ce que lu rëy la est-ce que lu ndaw la est-ce que nit ñu bari nga ci war a am wala boog est-ce que lu tuuti nga ci am est-ce que 100% marché bi yëpp soxla nañ la wala est-ce que lu 10% marché bi yëpp ñoo la soxla wala ñu ne prospective du marché mooy boo xoolee marché bi ci boppam est-ce que li ngay indi boo ko indee marché bi dina la mën a gunge wala jàppale la ci ndax besoin yi ñu àndal pour nga mën cee génn donc loolu mooy nekk ce qu'on appelle le profil et aperçu de l'industrie. 2 muy ce qu'on appelle marché local. fii nag li ñu ci soxla moom mooy marché local muy sa connaissance. yow marché bi nga xam ne yow moom nga ne fa ngay viser wala boog moom nga teg ne nangam ak sangam nga fay def ban connaissance nga am ci marché ban xam-xam nga xam wala nan nga maîtriser marché boobu donc loolu moom la ñuy wax le marché local yow ban aperçu ak ban vision nga ci am. Troisième point bi mooy principaux concurrents. partie bi nag mooy partie bi bu am solo. principaux concurrents boo ko déggee moom liggéey bi ngay def leer na ma ni wala boog lu ci ëpp du nekk loo xam ne yow yaa ko njëkk a def donc su fekkee ne loo xam ne yow yaa ko njëkk a def nag dangaa war a xool ñi la fi jiitu ñoom lan la ñuy def ak yow muy ñëw lan ngay indi. est-ce que ñi la fi jiitu da ngay ñëw copier textuellement li fi ñu doon def wala boog da ngay ñëw indi lu bees donc ça c'est mooy partie bi lay dimbali pour nga xam yow lan nga war a ajouter lu bees pour nga innover quelque chose donc loolu moom la ñuy wax les principaux concurrents nga xool ñi la jiitu ci marché bi li ñuy def yow nag soo bëggee ñu ràññee la ci biir marché bi il faut nga jéem a indi. Quatrième point bi muy groupe ciblé. Dans cette partie-là on parlera de c'est qui vos clientèles. ñan ñooy nit ñi ngay wër parce que xam nga population mën naa bari ñu bari bokk luñ bëgg te wute ñooñu nag ñan mooy ñi nga xam vraiment ñoom ñoo nga ciblé ñi nga ciblé ci ban zone lañ nekk lieu géographique bi ñu situé wu loolu tamit lu jar a xool la maanaam day tax nga xam yow booy def cette publicité ci ban zone nga koy defee stratégie de lancement ñooñu nit boo leen bëggee atteindre boo bëggee ñu gis la boo bëggee ñu bàyyi la xel nan ngay def pour jàpp leen donc loolu moom mooy point bi naan groupe ciblé. nooy def ba jot ci say clients fan la ñu féetee ak nan ngay def ba attirer seen attention. 5e point muy la clé du succès. boobu nag moom lañ naan clé de marketing. clé de marketing moom yow booy ñëw di ciblé nit ñooñu ko bëgg ñu bàyyi la xel nan nga koy defee yan jumtukaay ngay utiliser loolu lañ appelle la clé de marketing. pourquoi ñooñu li tax yow nga choisir nit ñooñu ne ñooñu ñooy soxla li ngay soxla te choisiroo ñeneen nit dama tax nga choisir Matar wala nga choisir lan donc yooyu yëpp c'est des choix yoo xam ne da ngaa war a xam lan moo tax ndax lay daf lay rediriger bu baax. 6e partie bi résumé de sondage. yow bi nga ciblé say nit par exemple yow bi nga ciblé sa zone géographique ba pare ba xam yan façon nit yow ngay wuti pour xam li ñu bëgg ñooñu noonu. est-ce que jéem ngaa def benn genre sondage doxantu ci biir nit ñi laaj leen xool leen demande leen est-ce que réellement xam ba xam yow loolu nga bëgg indi ñoom lan moo ci seen xalaat est-ce que ñoom jox nañ la ay commentaires yu positif est-ce que ñoom wax nañ leen la vraiment yow li nga def ni kat wax dëgg yàlla si biir li nga bëgg indi ni moom lu ñu soxla woon la donc loolu moom lañ naan résumé de sondage maanaam da nga ko war a def pour xam ba xam est-ce que réellement yow nit yi li nga leen jox boo leen ko joxee danañ ko jël donc lu ci am solo la donc bii mooy nekkoon l'étude du marché dinañ jàll ci bi nga xam moom lañ naan vente et marketing. donc partie bii nag moom lañ naan vente et marketing. wàllum jaay mi ak wàllum wane bi donc loolu la partie bi nag est divisée en juróomi xaaj. moom lañ naan stratégie de prix. stratégie de prix nag boo ko déggee mooy li ngay jaay ñaata nga ko nar a jaayee loolu lañ naan stratégie de prix. da ngay xool concurrent yi li ñuy jaayee ñaata lañ koy jaayee ñoom
yow nga ne ok man li may indi ñaata laa koy jaayee mën ngaa choisir sa prix nag waaye la ca gën mooy nga fexe bañ a soree trop sa concurrent wala boog même prix yi soo bañee gars yi dal sa kaw ci ginnaaw donc loolu lañ naan stratégie de prix. Deuxième point bi mooy stratégie de marketing. Stratégie de marketing mooy boo ko xoolee nit ci la fi jiitu woon ci biir marché bi li ci boo moytuwul am na ci ñoom ñoo xam defoon nañ seen i façon marketing seen i façon publicité def nangam ak sangam léegi nag yow da ngaa war a xool tamit ñooñu nan lañ defee ak yow ban façon ngay utiliser pour que boo ñëwee sa bos mooy gën a dal mooy gën a jàpp nit ñi ndax boo ñëwee def li ñëpp daan def nañ laa romb ni la xool waaye boo defee lu gën a dal dina tax nit ñi gën a attirer seen attention pour ñëw fekk si la. Troisième point bi mooy énoncé du positionnement. partie bi nag mooy da ngay ñëw tegal nit ñi lan mooy sa entreprise wax dëgg yàlla yan fànn nga nar a indi nan nga nar a doxee expliquer nit ñi yow yaay kan ak lan moo la fi indi donc loolu lañ naan énoncé du positionnement. Quatrième partie bi mooy processus de vente. partie bii nii mooy da ngay décrire njaay mi nan lay doxee ci diggante peut-être yow ba nga koy jënd ci sa fournisseurs yi ba ñuy egg ci clients yi nan la système boobu nar a doxee noonu da nga koy expliquer ok dama koy jëlee fii indi fii vérifier fii yóbbu fële donc loolu moom ñuy soxla ci partie bii nii bi naan processus de vente. donc facteurs yi nga xam ne ñoo la nar a sonal wala yi nga xam ne ñoo nar a nekk problématique yooyu noonu yëpp fii nga ko war a gis. Dernière alliance stratégique. alliance stratégique nag boo ko déggee mooy partie bu am solo mooy yan compagnie ak yan nit wala bokk yan ñaaru société nga war a mën di defal affaire ñoo xam ne dinañ la soit di la référer ay nit soit ñu lay boole ak ay nit. donc di leen référer ay nit benn wala en même temps ñoom ñoo xam dañuy nekk benn source de publicité da nga leen di servir dara wala ba da ngay ñëw di collaborer ak ñoom ñuy permettre di la boole ak ay nit muy système de bouche à oreille parce que publicité li ci ëpp solo mooy bouche à oreille loolu lañ naan nag alliance stratégique mooy nit ñi nga xam da ngay mën a booloog ñoom pour ñu leen permettre juste di la boole ak ay nit wala ay compagnie yoo xam da ngeen nangoo signé ñoom ay collaboration pour ñu la defal yu mel noonu lu ci am solo ñu koy bàyyi xel. léegi nag ñu jàll si quatrième point muy ce qu'on appelle la point d'exploitation. exploitation nag boo ko déggee mooy yorin nan nga fas yéene yore li nga bëgg a def ndax it am na ci solo bi ci njëkk moom mooy question juridique. bii partie nag moom mooy li yor fàndu toutes les affaires yi nga xam ne mooy sa warugar ak waa dëkk bi. est-ce que da ngaa soxla ay permis est-ce que da ngaa soxla ay licence est-ce que dafa am ay affaires yoo xam ne moom nga war a am pour mu lay permettre yow nga dëkk bi ngay liggéeyee mu nekk Canada ko mu nekk Sénégal nga respecter loi yi waa dëkk bi tegal loolu lañ naan question juridique. faut te poser la question nga xam-xam bépp këyit boo xam ne soxla nga ko pour nga mën a def légalement li nga def ci biir dëkk bi sans nga mën a am sans suba nga mën a am lu la ci ay daan la ci fekk. Deuxième point bi mooy ce qu'on appelle question d'assurance. bii partie mooy par exemple question d'assurance boo ko déggee moom mooy assurance moom maanaam par exemple nga yor sa oto dem daggi assurance pour que boo amee accident ñu fay la wala boo ko lu la arrivé ci oto bi ñu mën laa couvrir donc question bi tamit la même chose lay indi yow li ngay def yan façon assurance nga soxla en même temps mën ngaa bàyyiwaale xel yow li ngay jaay ñi ngay jaay yan façon assurance nga leen di jox. est-ce que da nga leen jox garantie 2 mois est-ce que da nga leen jox garantie 3 mois est-ce que da nga leen di jaay rek ñu dem c'est vendu comme ni nga ko gisee nii soo génnee ci mbedd mi mu yàqu ci yoon kenn néew ci donc yooyu mooy ki ñaari question yi nga war a yow yan façon assurance nga soxla ak yan façon assurance nga nar a joxe. Troisième point bi ressources humaines yan façon nit nga soxla. ñaata façon employé nga sa entreprise di soxla pour dox. yan nit ñooy tenir besoins humains yi nga xam ne moom nit ñi nga soxla pour que sa yëf mën a dox normal foofu lañ naan la partie des ressources humaines ndax loolu tamit lu am solo la foog nga xam ñaata employé nga soxla lépp nga calculer ko donc fii création d'emploi bi ñuy wax ci partie bii ñu lay ñëwee. Quatrième point processus et production. partie bii nag mooy yow li ngay def nan nga ko nar a defee en quelque sorte processus bi mooy supposons nga da ngay jaay ay ginaar yi ca boo koy rendi di ko leewtal ba nga koy paqueté processus boobu noonu nan la demee wala boog su fekkee da ngay yar ay ginaar loolu mooy production bi maanaam nan ngay defee ba am li nga soxla pour mën koo teg ci kaw marché bi loolu la ñuy laaj processus et production. Cinquième point ce qu'on appelle évaluation des risques. partie bi nag mooy partie bi nga xam ne moo ci ëpp li muy dal ci nit ñu bees nit ñi nga xam ne dañuy tàmbali ay yëf dafa bari des fois ay risques. risque nag boo ko déggee bul tiit du loo xam ne day yàq sa yoon wala nangam sànq. yow li nga teg ne moom ngay def si une fois loolu nga teg noonu demee wut ni nga ko bëggee woon yan façon nga na mën a indi pour que doo daanoo ndax it
négatif moom amu ci. Comme dans la vie soit on gagne soit on apprend donc da ngay gagné wala nga jàng. soo gañewul yooyu gàllankoor di la nar a indi nan ngay taxawee ba gàllankoor yooyu dina daaneel ndax ci àdduna it li ci ëpp solo daanu amul solo mais daanu toog te mënoo jugaat boobu boobu mooy problème waaye daanu te nit ñi gis lay jugaat yàqul dara ndax entreprise bees boo gis am na loolu ñun ñëpp lay dal. donc lii mooy 5 points yi nga xam ne moom mooy nekk ci besoin d'exploitation yi ñu dem ci suñu dernier point les données financières. partie bi nag moom lañ naan partie koom bi. wàllum xaalis bi wàllum dugg beeg génn beeg yu mel noonu partie bi nag boo ko xoolee ñeenti xaaj la. première partie bi ñuy wax moom mooy coût de démarrage et seuil de rentabilité. coût de démarrage et seuil de rentabilité nag moom mooy yenn achat wala boog yenn yëf ngay soxla au début. achat antérieur yi li nga xam ne da nga koy jënd daar pour nga mën a tàmbali sa liggéey donc loolu la ñu naan achat antérieur yi. am na aussi lu ñu naan les frais de démarrage. frais de démarrage mooy yi nga xam ne da nga koy soxla pour mën a tàmbali mooy jumtukaay yi ngay soxla pour tàmbali ak li nga xam ne da nga koy soxla pour mën a tàmbali. seuil de rentabilité moom yow supposons da ngaa jënd 100 francs dugal ci 100 francs boobu noonu lan la mën a indi. est-ce que day indi 200 est-ce que day indi 300 est-ce que day indi 50 francs loolu la ñuy wax maam seuil de rentabilité. li ngay dugal ñaata la mën a génnee donc loolu mooy seuil de rentabilité. deuxième point bi muy précision de vente. précision de vente nag mooy prix yi nga xam ne moom nga nar a teg ci biir marché bi ñaata nga nar a jaayee. est-ce que li ngay jaayee noonu tamit dafa war a coïncider ak li ñu waxoon sànq ci étude du marché prix yeeg yu mel noonu da ngaa war a fexe nag ba lépp concordé. waroo wax fii Jean wax fii Paul il faut nga fexe ba yëf yi mu am benn genre suite logique boo xam ne daf koy am. troisième point mooy flux de trésorerie nag boo ko déggee mooy plan bi ngay teg yoon wi ngay teg ci liy dugg ak liy génn mooy trésor sa caisse. liy dugg ak liy génn nan lay demee xaalis biy dugg ñaata mooy dugg ñaata mooy génn c'est sûr que mënoo xam lépp ni muy demee mais à peu près une très bonne idée de exactement nan la nar a dugg ba génn di nar a demee donc foofu la ñuy waxee flux de trésorerie. dernier point muy état des résultats. état des résultats nag mooy à partir de dugg bi ak génn bi yëpp boo ko xoolee lan moo la nar a dese. lu ko nappee bénéfice lii des sa poche loolu ñaata la nar a doon. donc moom boo paree ci flux de trésorerie bi xam nga liy dugg xam nga liy génn léegi nag état des résultats mooy wane lan mooy des loolu lañ naan bénéfice bi muy partie bi nga xam ne moo ëpp solo ci liggéey. loolu mooy li nga xam ne mooy tax nga xam yow par exemple sa entreprise est-ce que li muy def attan na ko wala est-ce que li muy def attan na ko est-ce que li muy jaay fay na ay frais ak li muy jaay fayut ay frais muy partie boo xam ne lu ci am solo la ndaxte pour ngeen ñu xam ko ñun ñëpp entreprise. li ngay liggéey c'est pas que da nga am ay marché millions wala da nga am ay marché milliards loolu mooy tax nga nekk entreprise milliardaire chiffre d'affaires bu important xam nga mooy lan mooy liy dugg ak liy génn boo ko différencier liy des loolu moo am important nit mën na nekk ci entreprise boo xam ne ay commande milliards lay am te dugg ba génn boo ko xoolee ci posam ay millions lay doon nit boo xam ne am na ay marché yoo xam ne ay petits millions la te liy dugg di génn boo ko xoolee lu bari mooy des donc liy des en réalité loolu moo important mais budget bi ngay recevoir loolu important wul donc ba important la mais léeg la moo ko ëpp solo la je veux dire donc lii moo nekkoon 5 parties yi nga xam ne moom la ñu xalaat ne mooy nekk plan d'affaires. xaw nañ koo dëxëñ nag mu xaw a gaaw tuuti dañuy bañ vidéo bi gudd trop su fekkee ne am na ci ay parties yoo xam ne explication yi leerul trop wala da ngeen cee soxla beaucoup plus de précision mën ngeen ñu ko signaler par commentaire wala ngeen bind ñu su ko defee chaque partie ñu def ci ay vidéo expliquer leen ko à la vraiment détaillé comme il faut mais dañuy bañ mu gudd trop donc moo tax ñu joxe leen ko noonu. waaw kon sama gars yi loolu la woon tey ñu wax leen ko nag la semaine prochaine dinañ ñëwaat pour benn vidéo première vidéo rubrique découverte cette fois-ci nag dinañ ñëw wax ci secteur automobile moom mooy nag suñu premier secteur ci la ñuy liggéey dinañ leen expliquer liñ ci xam liñ ci gis ak li ci des jaa ngeen jëf.